dama am benn blème avec les jumeaux PNJ parce que dama amoon benn événement le 7 octobre Almadi donc voilà événement bi comme à chaque fois soo ma amee événement. événement bi lan la woon exactement. yendu piscine. si kër. waaw ci benn genre hôtel quoi bu nekk Almadi parce que ñun à chaque fois bu ñu amee événement yendu ci hôtel yi lañ koy defee quoi donc d'habitude Lac Rose lañ doon ëpp li ñuy defee suñu événement vu que Lac Rose dafa amoon événement moo tax ñu dem Almadi donc événement bi c'était le 7 octobre donc comme sama rajo dafay am ay mara yu ñëw di def ci émission di fay di dem benn jour ma ñëw ci rajo bi donc gis fa benn mara bu tudd Serigne Diop dëkk Mbaaw donc ba ma ñëwee gis ko xool ko rek am ci moom confiance quoi loolu dafay am comprendre nga ba mu ñëwee ñu waxtaan man ak moom mu ne moom da ngay déplacé wu nga ñëw Mbaaw donc boo ñëwee Mbaaw voilà après nañ gën a waxtaan quoi bon du coup ma déplacé wu dem Mbaaw ñu waxtaan man ak moom mais ba ma ñëwee dama ko ne sama événement bi ma mujjee def maanaam yend bi ma mujjee def donc man ak jumeaux yi la woon quoi. yan jumeaux. mooy jumeaux yi nekk TFM PNJ. ma ne ko man ak ñoom la woon mais événement bi man kese la Lac Rose. yow da nga doon liggéey ak jumeaux PNJ. waaw parce que bon def nañ pas mal d'événements man ak ñoom donc bi mooy suñu troisième événement mooy bi ñu mujjee def le 4 août bi mooy suñu troisième événement. donc ma ne ko dama am événement Almadi le 7 octobre. léegi ñu waxtaan ba d'accord ci prix ma yëkkati avance jox ko. moom lan la waroon defaral. donc parce que man dama ñëw ne ko événement bi au début Lac Rose la woon. léegi ba ñu ñëwee ba foofu donc ba ñu ñëwee ba affaire bi gën a jege si ñu war a dem yóbbu avance hôtel bi léegi borom hôtel bi am ñu mu jox lieu bi parce que ñun au début le 6 octobre lañ doon pip léegi am ñu dem si suuf jaar si suuf dem yóbbu avance le 6 bi. ñooñu da nga leen xam yow. bu baax a baax. ñan la. waa challenge. seen ay concurrent lañ. waaw bon pas concurrent parce que bon xam nga concurrent boo koy defal da nga koy defal koo xam ne dina tollu niveau quoi comprendre nga c'est que ñooñu bon ay président team yu tas la yu booloo bon formé benn groupe tudd challenge léegi ñooñu jaar ci suuf dem jël suñu date le 6 octobre parce que ñun le 6 bi déjà suñu vidéo synap yi génnoon na bu yàgg parce que defoon na ay vidéo synap ay pot ay waaju baax ñeneen ak ñeneen ba vidéo yi commencé daw léegi ñoom bon comme ñoom 2 jours lañu annoncé ñu jël 6 ak 7 mais ba ma borom hôtel bi wooyee ki nekk Lac Rose man maa ko woo téléphone ma ne ko mais man ak yow ni ñu mën a waxtaanee ba ñu joxe ba bon ñu joxante jour suñuy événement yëpp bon déjà du ñun ñoo koy financé quoi léegi ñooñu nga xam ne c'est-à-dire que ñoom ñoo ñuy jàppale ñoom d'accord ñu woon koo bi ñu génnaat ci koo bi quoi dem jëli suñu xaalis dem yóbbu ko benn hôtel bu nekk fii ba croisement Cambérène bu tudd Les Signares léegi ba ñu demee foofu déclenché promo bi si saa si ma defar benn spot booy commencé ko tas def ay sinap commencé ko tas léegi ñoom c'est-à-dire que ñun bu ñu tëggee la 7 ñoom ñu tëggee la 6 du leen arrangé du seen arrangement léegi ñun borom hôtel bi nekk Cambérène woo sama ménagère bi quoi ne ko yenn bi mënatu fi am la 7 nii mu ne ko lu xew mu ne ko yenn daa mënatu fi am la 7 fa la yem. léegi man demee jëli xaalis bi ma ne Taïga balaa ngay dem jëli xaalis bi demal Almadi nga lijjanti lieu ba pare léegi moom mu dem Almadi lijjanti lieu ba am lieu léegi ma ne ko léegi demal nga jëli avance bi ne foofu léegi ñuy topp affaire bi quoi pour xam la moo tax yend bi waa ji ne mënatu fa am ndeke dafa am ñoom seen yenn membre yu jaar ci suuf dem ci borom hôtel bi ne ko ñi fiy tëgg ci ay malfaiteurs lañu bon ay lii lañ c'est-à-dire que dem yàq fa suñu der quoi. donc ñu en fait ñu jógee Cambérène dem Almadi léegi ba ñu demee Almadi nag comme ñoom xamuñu fi ñuy teggee parce que ñun dañu nëbboon lieu bi dañ ko nëbboon quoi di leer gars yi ne leen Almadi la donc route des Almadies rek yem fa léegi ñuy buzz événement bi di ko buzz ma dem ci mara bi ñu toog ñu waxtaan man ak moom ma ne ko dama am événement le 7 octobre Almadi li ma bëgg mooy mu fees dellu comme ñëw naa ma ne ko sama événement bi mujj man ak jumeaux yi la mais bii dama bëgg maanaam mu fees dell bii man kese la Almadi li ñu waxoon doon man ak moom am na quoi événement bi fees na del ba kenn xaju fa parce que ay 17h30 la ko commandant bi tas parce que dafa ne lii nii mënul dugg fii ba événement bi tasee laa ko woo téléphone moom mara bi
ma ne ko événement bi mujjul egg bon d'après man sama xalaat quoi bu fekkee sëriñ nga ñuy liggéey man ak yow ñu en fait ba ñoo xamante benn kàddu man su ma ñëwee ne la événement bi mujjul egg pour man da nga ma naan kat noonu la mënoon demee yoon yemul ci benn peut-être beneen yoon mooy dàq mais moom da doon insister à ce que naa ko jox reliquat bi moom mara bi da doon insister à ce que man naa ko fay xaalisam léegi ma ne ko da nga may parce que dama nekk di jaabante gendarmerie Ngor comme vu que dañoo xawoon téye suñu matériel yi ma nekkoon doon ko lijjanti léegi da nga may fekk ay fan yu néew 15000 francs du xaalis àdduna du ne bon du neex ba ma lekk la sa 15000 parce que li ma financé si événement bi moo ëpp 15000 mais moom comme wax naa ko loolu gëmuloo ni man naa ko jox xaalisam mu may envoyé ay audio WhatsApp mais ci audio yi ma envoyé amul fenn fu mu mentionné turu PNJ benn moom Mara bi tudd leen benn yoon. moom Mara bi amul fenn fu mu tuddee turu PNJ léegi ma toog mercredi passé mooy veille magal bi ma jékki-jékki pii envoyé ma benn audio ma déglu audio bi léegi ci biir audio bi fekk Mara bi moom moo def vocal ci biir vocal bi mu ngi xamal PNJ benn booy moom moo jox seen numéro dafa am lu mu leen bëgg a wax moom Mara bi de dafa am benn animateur bu tudd Gomis c'est-à-dire que moom dafa wax sama tur ci audio bi bu dëkk Tëngéej bu nekk Raay bi FM dafa ñëwoon sama kër pour ma liggéeyal ko événement ba mu ñëwee daf ma ne naa ko liggéeyal événement pour mu fees dell man nag li ma ko waroon defal naa ko fees na dell mais daf ma proposé ne ma naa dal seen kaw yéen jumeaux yi maanaam bon man maa ko mu ne moom maa ko wax ni na dal ci kaw jumeaux yi wàccee leen fay seen carrière. ki ma andi numéro téléphone bi man laaj na ma ko bi ma si waxee moom bi mu ñëwee fii dama sant lu ma ko liggéeyal ñëw na fii ma expliqué ko problème mu ne ma dinaa la andi numéro téléphone PNP la xaw ma ji pour que ñoom ñooy nekk te xamante ne yorante ñu ay numéro léegi moom bu ko ñëlee jotee rek dinañ ko yónnee. ñëpp a siy jot. non ñëpp a siy jot dinañ ko yónnee moom. buñ ko yónnee. comme ay concurrent de affaire bi dina ko métti. ok xoolal loolu. loolu maanaam ñële bee ko yëgee. mu ñëw si aw léegi affaire bi dina la métti quoi comme ay concurrent leen. waaw loolu maanaam booy bi man bàyyi na ma sax fàtte woon na ma ko. mu ñëwaat fi benn bis ay 2 heures si ngoon comme ça mu ñëw jox ma numéro bi ma bind ko si am na fu ma ko bind de. dafa naa si portable laa ko bind. teg mu ne ma léegi da nga leen di jarul nga leen di woo parce que boo leen woowee doo leen jot. da nga leen di vocal moom wax loolu. seede yàlla. pour wax la seytaane. moment boobu. si xam naa. waxuma leen wax déggu la fenn fa ma ne teg leen ko si rajo bi wala teg leen ko si télé bi jëlu ma woon xalaatu ma sama fukki xel xalaatul ne ñii. ñu ko teg si lii dina ko teg si ab rajo wala si ab télé. sama fukki xel xalaatu ko. yow yaa ko sant pour mu liggéey jumeau PNJ loolu la wax. waaw Mara bi loolu la wax si vocal bi mu envoyé pii léegi moom mu ne li mu bañ moo tax man fayuma ko reliquat am ñetti junni 15000 francs bon xaalis la quoi parce que ñàkkam la moo ko liggéey moom moo ko liggéeyal donc c'est normal bëri na ci moom quoi mais man je me dis que c'est-à-dire que nit bu fekkee doomu aadama nga yor sa 6e sens di xalaat wax bu ñëwee da nga koy analyser ba pare parce que man je vois mal que maam nit ñëw ne la Mara bi daf ma ne da nga ñëwoon sama këram pour mu liggéey ma ci 15000 francs ñetti junni amul benn Mara buy liggéey doomu aadama si ñetti junni amul fenn. barke alxuraan ma ne ko bu fekkee ne tey jublu woon naa si pour suñu tekk si rajo wala ñu wax ko si déedéet li ma si jublu woon mooy du dara mooy que ne dama yoroon suma xaalis mere naa ko nii nag laa mënoon def pour jot suma xaalis andil na ma suma xaalis nii laa mënoon def pour mu andil ma suma xaalis andil na ma mais amul fenn fu mu waxee ni liggéeyal ma kii wala liggéeyal ma kële wala liggéeyal ma kële wax maanaam waxu fa sax seeni wax waxu fa sax seeni wax ba mu ñëwee le 7 bi la wax le 7 bi liggéeyal naa ko ba mu fees tel loolu lan waxante waaw ma bëggoon nag mu andi sama xaalis andi na ko waxu fa tudd fa kenn du kenn kii kese kenn quoi que ce soit kii kenn man la Serigne Diop Mbaaw maa ngi dëkk Mbaaw en face école bi. et puis ki la jox numéro bi seytaan na la rek ak jaxase. déggoo ki ma jox numéro bi. seytaan na la ak jaxase rek. nee na ma ki ma jox numéro bi dina ma waxu turam. billaay dina ma wax ne diw moo ma jox numéro bi. seytaan ak jaxase kese la. billaay wallaay tallaay.
seytaane ak jaxase kese la. parce que booy bi man xel sax dina ma loolu aussi dina ma ko wax dina ma wax ne man mii di wax ak yéen yàlla xam na ne sax fàtte woon naa problème boobu benn booy boobu may wax noonu si audio boobu bi mu ñëwee sama kër ñu wax si loolu après bi muy ñëwaat boobu presque 8 jours si lay door a ñëwaat andi numéro bi na ma numéro bi mu ngi dox. mais boo leen moom su boobaa moo ma wax ne ma boo leen woowee doo leen jot vocal leen moom moo ma ko wax. loolu sa jaxase rek. moom moo ma wax loolu mu ne ma moom moo ma wax aussi na ma boo fi mu nekk nii comme da nga koy oo jëlu la da nga koy oo muy da ko séparé di ko bàyyi noonu boo ko waxee ñële rek léegi moom ñële dinañ ko envoyé vocal bi dina xam ne yow li nga ko def métti nag moom booy moo ma jox xel moom. loolu. booy bi mu ngi tudd diw mu ngi dëkk mbaaw si gox bi xam naa ko bu baax. loolu jaxase kese lañ ci jublu mais mara bi nee naa ko parce que le lendemain bu loolu amee dem naa këram may waxtaan ak moom di ko enregistré dem naa ba ne ko du ma jullit de chrétien la mais bu ñu ma wonoon li ñuy jàppee ñeme naa jàpp ba set teg sama loxo ci kaamil waat te yow doo waat donte sëriñ nga parce que li may wax aussi dama ko teg fu leer quoi. yow da nga dem këram pour yóbbul ko relikaaw. dama dem këram parce que dama ko newoon fin octobre naa la indi sa xaalis léegi ba loolu bon ba ma pii envoyé audio bi pii mu ngi may envoyé audio bi ay 20h laa ko gis man audio bi parce que dama doon nelaw yow ay 20h connecté wu. pii nu mu def ba jot audio boobu. paa bi moo ko envoyé. salaamaaleykum sëñ bi naa def mbaa jàmm ngeen defe naa pii la wala defe naa pii mooy animateur yi nekk TFM yéen la benn xale nag moo ma jox seen numéro dafa am lu ma leen bëgg a expliquer tuuti rek ndax benn animateur buy organiser ay yendu ay soirée bu dëkk Tëngéej bu ñuy wax Gomis defe naa Lucien Pascal Gomis yaakaar naa noonu la tudd moom fan yi passé le 7 dafa amoon programme mu ñëw si man mbaaw man damay liggéey si affaire ñaan bi mu ñëwee na ma dama bëggoon mu fees del parce que dafa am concurrent yéen da ngeen di tëgg Lac Rose mu ne ma dama bëgg mu fees del ba kenn du fa xaj le 7 bii la incha allah almadi ma liggéeyal leen si loolu ba kenn xaju fa mais booy bi après daf ma proposé pour yéen ñaar ma dal seen kaw wàcce leen ma ne ko man du ma liggéey loolu booy bi loolu ma ko wax noonu moo tax fayuma suma xaalis ñëwaatul lim ma waroon a jox suma xaalis téléphone bu ma ko woowee sax fi mu ne du jël ba damaa effacé numéro am ma bëggal leen a wax benn affaire dama leen di prévenir ne leen booy bi fi mu ne lépp lu mu am si xaalis seen kaw la koy xëpp ngeen moytu bu baax ndax bu ma ko nangu woon tey mu fay ma jox ma suma xaalis mais bañ gu ma bañ moo tax fayuma suma xaalis moo tax joxuma ma di leen wax ne leen lépp loo leen man ci defar seen bopp def leen ko mais bu leen dal ci kaw kenn bu leen def kenn dara da ngeen di am jàmm ak salaam incha allahu rabbi maa ngi jégalu bu baax nag ci kàddu yi Grand Mbaaw laa dëkk maa ngi tudd Serigne Diop Mbaaw même boo leen ko mënee gis bu leen laajee ku ko wax ne leen que Serigne Diop Mbaaw moo ko wax xam naa ko bu baax a baax xaw ma nag fu mu dëkk mais liggéey moo ñu boole woon lii ma leen expliqué nii moo ci am man du ma wax lu amul ci kàttun yàlla mbaaxam jërëjëf maa ngi jégalu merci beaucoup. paa bi fan la jëlee numéro pii fan la xamee pii. maa ngi ñëw léegi c'est-à-dire que man li ma métti mooy le fait que pii jël audio bi teg ko seen biir émission def ko thème. paa bi dafa yónnee pii audio bi pii teg audio bi ci télé bi. waaw te pii ci rajo bi King FM ci rajo bi King FM. te pii avant muy teg rajo bi man je l'ai appelé woo naa ko téléphone mu ne ma maa la doon jéem a joindre mais jotuma la mu ne ko waaw dama doon nelaw mu ne ma dégg nga audio mu ne ko waaw léegi ma expliqué ko fee bi yëpp nu mu demee moom pii mu ne ma ok sa version laa bëggoon déglu ñoo far bon pour man nit ki man woo naa ko téléphone expliqué ko lépp nu mu demee bu fekkoon ñoo far bi dëgg la ci moom comme moom du teg audio bi ci rajoom te moom avant muy teg audio bi ci rajoom tas na ko ba pare déjà jox na ko ay éléments yi tas ko dugal ko fu ne. lan la jublu ci loolu moom. bon li mu si jublu peut-être loolu moom la engagé moom moo xam. da ngeen mës a am ay contentieux yaa ak PNG. xanaa déggoo li mu wax 2015 ba léegi ñu ngi liggéey man ak ñoom sama premier événement ak Jumeaux yi c'était le 30 mai 2015 CEDEPS si Thiaroye-sur-Mer sama premier événement ak ñoom. mais amoo leen problème ñoom lan la ñuy gagné ci jël audio bi di ko tas di ko def thème rajo di yàq sa der. waaw parce que xam nga milieu bi dafa garaaw c'est-à-dire que maanaam nit di nga nekk ak moom nii te or ko yow boo sañoon boo sañoon c'est-à-dire que moom niveau bu mu egg mënu ma fa egg parce que bien vrai que si rajo communautaire laa nekk quoi Raay FM mais ñëw ma sam benn morom animateur quoi franchement ci lépp nag
mu ci talent bi ci mën-mën bi ñëw ma leen ci dara comprendre nga ñu ngi King FM man maa ngi Raay bi FM maa ngi sant yàlla bu baax a baax samay événement day fees dell parce que bu fekkoon li may def mënuma ko comme man ak ñoom duñ sekk événement ba 3 fois parce que bi mooy 3 fois ñuy am événement man ak ñoom donc respect bi ñu ma jox man aussi ma delloo leen ko nangul bi ñu ma nangul sama mënin man aussi ma nangul leen moo tax ñu bokk événement ba loolu amee dama jël audio bi transféré ko sama DG jël audio bi joxaat ko Mara bi parce que moom dafa am lu ko métti léegi muy xaar Mara bi donc mu réagir moom Mara bi ñuy expliquer ci lendemain bi di waxtaan plus de xaw ma ñaata audio ñaata vocal quoi ba sama DG envoyé am benn vocal boo xam ne Mara bi dafa jéggalu. booy bi daal booy bi nekk moo ma tooñoon waaye man maa toon lii li bu naan toñar bi damaa toñar bi naa te it maa ngi baalu maa ngi jégalu waxal ma ko parce que man yoratuma numéro te it bu ma yoree numéro sax bëggatuma wax ak moom parce que def naa erreur boo xam ne moom moo ma tooñ de waaye toñar bi naa lii la bu naan toñar bi ñu tooñ la ba pare nga toñar bi man mënatuma wax ak moom dara na ma jégal dinaa ko jéem a réparer amul problème jarul sax muy ñëw kër ga parce que bu ñëwee kër ga it man awma du ma am du ma ko recevoir déedéet du ma ko recevoir na ma jégal rek na amul problème na ma jégal na toog man dinaa ko jéem a réparer incha allahu rabbi amul problème na toog na jël li ma yoral moom may naak loolu moom may naak amul problème wax dëgg yàlla sama xel sax génnoon na si yii yëpp mais daal li wér te wóor mooy nekk jarul sax muy ñëw kër ga jarul mu di fa ñëw ndax du ma ko recevoir boo ma mënee dimbali waxal ma ko loolu nekk daal maa ngi jégalu bu baax a baax juum naa parce que ak nit la yaakaaruma woon ne lii yëpp dina si am damaa juum waaw damaa juum maa ngi jégalu bu baax a baax wax boo ma ko mënee waxal loolu nag nga dimbali ma si incha allahu rabbi waaw nekk nag jarul muy ñëw kër ga sax jarul mu di fa ñëw waaw ñëwoon na fa démb mën nga demal ba suba parce que boobu 11h si guddi minuit mooy la fa ñëw te boobu dafa guddi boobu tëdd naa ba pare mu ñëw fëgg xam naa affaire bi comme ni ma sogee nii xëy na noonu la ko sogee looloo tax mu ñëw fëgg mais daal li wér te wóor mooy nekk mu toog jàpp njàmburam man dinaa réparer lépp incha allahu rabbi jaajëf xam naa bu baax ni may jaar ba réparer ko jërëjëf merci beaucoup Baye. Mara bi xam la jubloon si loolu nee na parce que dem naa këram ba toog ak moom di waxtaan moom di ko enregistré waaw c'est que ay preuve xam nga preuve dafa baax ci loo gis tey bu ñu demoon ci yoon damay teg lu Mara bi waxoon te du ko weddi maa ngi koy enregistré parce que suñu biir di waxtaan maa ngi moom mu ngi ne soo bëggee nga enregistré li ñuy waxtaan nii moom Mara bi mu ne ko aw ma temps boobu noonu waaw xam lu tax porté ma plainte parce que jumeaux yi dañoo jël audio bi teg ko seen rajo bon xaw ma li ñu ci jublu man aussi je me dis que peut-être dañ may jaay ni donc seen rajo dugg na fu nekk quoi man rajo communautaire laa nekk sama rajo mu ngi banlieue sama rajo eggul ville mais li may gagné maa ngi koy gagné ci banlieue bi quoi comme ñoom dañoo jaar ci méthode boobu noonu pour jéem a saltel sama image man ma ne damay jaar ci méthode bii c'est-à-dire que du ma wax ci ñoom lu ñaaw quoi parce que maa ngi ñoom sekkuñu loolu musuñu am ay tiraillement man ak ñoom musul am musul ñaaw sama diggante ak ñoom. musu leen am benn problème. xanaa déggul ma wax c'est-à-dire que ni ma déggoo ak ñoom sax amul benn dijj ba mu ko déggoon seen anniversaire bu jotee ñoom seen birthday bu jotee man su ma si amee programme dama koy annulé ñoom aussi pareil comme xam nga loolu ñaawul. léegi mais est-ce que li ñu leen wax. xaw a gëm moo indi ñoom ñu dem def ko thème affaire yooyu noonu. waaw mais xam nga gis nga bu fekkee doomu aadama nga quoi c'est-à-dire que ñu yàgg liggéey man ak yow même su fekkee sa copine bi la gën a jege sa dafa ñëw wax ci yow c'est-à-dire que mu ñëw ne la diwkat ne la léegi lii balaa ngay réagir man puis balaa mu doon tas audio bi dafa ma waroon woo ba pare en personne woo ma envoyé ma audio bi ne ma déglul su ma ko dégloo ba pare ma woo ko ñu waxtaan mais dafa jël audio bi tas ko ba pare. mu soog ma def signe ma woo ko man maa ko woo téléphone sax def ma signe ma woo ko mu ne ma cette version laa bëggoon déglu mais ki la wax loolu mais bon est-ce que jar na mu koy teg si rajo bi léegi man le fait que mu teg ko si rajo bi man loolu laa xamul pour lan la. ñoom bi ñu ko defee thème lan lañ si wax exactement. waaw c'est-à-dire que xam nga boo defee thème après da ngay tëj antenne bi ku nekk da ngay dugg wax sa xalaat
parce que ñoom seen auditeurs yi ñu ngi dugg di woote ku nekk di wax lu ko neex parce que man PNJ du ma leen déglu déjà pour commencer man su ma dégloo jumeaux yi xam la moo tax may déglu jumeaux yi bu ñu amee événement man ak ñoom laay déglu jumeaux yi pour xool est-ce que man ni may defee promo événement bi man sama rajo ndax ñoom ñu ngi koy defee noonu seen rajo. mais est-ce que jàppantewu leen ay concurrent moo indi seen coow lii nii. waaw concurrent c'est-à-dire que man mënu ma ko jàppee concurrent parce que même bu dee concurrent aussi c'est-à-dire que man bañu ma concurrent mais concurrent bu loyal quoi xam nga gis nga bu fekkee da nga nekk ci milieu show business concurrent mënut a ñàkk man tey concurrent moo tax ma egsi fii man toll nii. mais la ma tax porté woo plainte. waaw moom laa lay expliquer xam nga tey su ma porté plainte c'est-à-dire que affaire bi mun na bañ a am suivi man tey su ma bu fekkoon dama jël décision pour plainte damay plainte jumeaux yi le fait que ñu jël audio bi teg ko seen biir émission te audio bi paa bi dafa mentionné sama tur dëgganta Njaay paa bi ci boppam dafa mentionné sama tur dëgganta Njaay benn ñaareel bi mooy paa bi le fait que mu ne man dama ñëw si moom ne ko na ma fayal carrière jumeaux yi parce que paa bi démentir na loolu si waxtaan bi ma def ak moom. mais yow am nga démenti. am nga preuve que ne paa bi dalaa tooñ. diffamation la def. am nga preuve que ne jumeaux itam jël nañ sa tur teg ko ci rajo bi ku nekk di woote di wax lu la neex ñooñu tooñ nañ la mais pourquoi yow nga am dëgg te nangoo ko. waaw xam nga dama jël waxtaan bi ma defoon ak paa bi envoyé ko pii ma ne ko comme da nga amoon audace jël audio bi la paa bi envoyé te amoo ci lu la leer nga teg ko sa biir émission donc amaatal audace nga jël audio bi ma la envoyé nga tegaat ko sa biir émission nga jéggalu nga xamal sa gars yi ni ak ñi lay déglu maanaam malentendu moo amoon lu deful dara tegu ko du ko teg parce que bu fekkoon c'est-à-dire que paa bi lu mara bi lu baax la c'est-à-dire que lu baax la waxoon ci audio bi comme pii du ko teg mais lu négatif la moo tax mu teg ko c'est-à-dire que milieu bi ñu nekk moo yéeme quoi boo ci nekkulee mënoo ko xam léegi pii dama ko woo parce que li tax ma woo ko mooy woo naa ko maintes fois jëluma parce que dama ko doon woo pour wax ko loolu. pour nekk donc depuis histoire bi pii nanguwul a jël. non du ma jël. essayé nga woo J. woo naa J parce que dama woo pii l'autre jour jotuma ko ma woo J jot ko mu ne ma pii dafa dem église ma ne ko am na benn audio bu ma ko envoyé mooy waxtaan bi ma sekkoon ak paa bi démentir na lépp léegi. pii bu ñëwee nga ne ko audio boobu noonu na ko teg ci rajo bi comme dafa amoon audace teg bee na amaat audace teg bii ji ne ma ñëwal keneen di ñu waxtaan mais waxtaan mënatul am. mais mënoon nga dem nga essayé. waxtaan mënatul am xam nga loo waxtaan mënatul am bu fekkoon pii dafa jot audio bi mu envoyé ma ko man ba pare avant mu koy tas su boobaa man mun naa déplacé ñëw keneen yi maanaam audio bi mu ngi daw ci WhatsApp yi mu ngi daw ci groupe WhatsApp yi. seen diggante mais pourquoi nangu woo leen porter plainte parce que dañ la tooñ nga porter plainte tam sëriñ bi parce que dafa diffamé. waaw moo tax ma ne la xam nga ba léegi plainte weesoogul parce que man damay xaar ñoom ñu réagir. mais ñoom réagir ñu puis yaa ngi wax léegi da nga koy woo du la jël. waaw nag woo mu ne la déplacé wul. xam ndox parce que man c'est-à-dire que ñoom man dootuma leen woo téléphone mais am na seen yenn éléments yoo xam ne c'est-à-dire que seen éléments yu jege ci ñoom maa ngi waxtaan ak ñoom démb rek la ci mujj. mais cas bi aussi itam est-ce que dépassé wu ay élément bu jege pii wala élément bu jege DJ Luc wala genre yooyu noonu. ma wax la benn affaire xam nga man lépp lu may def aussi damay def calcul quoi parce que am na ñoo xam ne jot naa ci waxtaan ak ñoom ci côté plainte bi ñoom ñoo ma ne bul defagul c'est-à-dire que bul defagum plainte ñoom dañu utiliser seen méthode pour jéem a yàq yow xoolal beneen méthode pour jéem a setal sa bopp pour jéem a setal sa der. léegi nag heure plainte bu jotee ak may plainte heure plainte moo jotagul rek mais bu jotee damay plainte ba mu neex te man su ma plainte damay am dëgg seen kaw mais heure boobu moo jotagul te paa bi li gën a garaaw paa bi nee na dafa am benn élément PNJ famille bu nekk mbaaw moom moo ko influencé à ce que mu def audio parce que paa bi amul numéro PNJ de xam nga sax yaa ma koy laaj ma ne la maa ngi ñëw paa bi amul numéro PNJ de dafa am benn élément boo xam ne benn élément PNJ boo xam ne moom c'est-à-dire day fréquenté paa bi c'est-à-dire dafay ñëw léeg-léeg mu koy liggéeyal. dafa ñëw benn jour paa bi expliqué ko fee bi nu mu demee léegi booy bi ne ko dinaa la lijjanti numéro pii paa bi nee na toog na 8 jours après booy bi ñëw soog ko indi numéro pii. mais est-ce que yow gëm nga version boobu. waaw gëm naa ko dañ ko influencer parce que magum jëmm la. gëm naa xam la ko defal na la lim lay defaral donc xale mënu ko influencer pour mu naan day jël ay audio di ko yónnee ay pii. waaw xam la ma gëm ko parce que ki nekk PNJ family nekk mbaaw xam naa ko
mais comme paa bi nangoo ko ma wax turam du ma ne kooku la directement non non mais Pinji famille c'est-à-dire que ki nekk mbaaw ba ki fa gën a fës xam naa ko baax a baax te ñoom xam nañ ko mais comme paa bi nangoogul wax tur du ma may ne kii la quoi léegi nag li tax ma gëm paa bi mooy man paa bi man woo naa ko le lendemain encore téléphone parce que sama téléphone dafay enregistré woo naa ko ma ne ko li ma bëgg a xam lenn kese la mooy nga wax ma kan moo ñëwoon ci yow di la jox numéro Pi ak kan moo la. gis nga audio bi daw na ba pare quoi tey même bu ñu toogee man ak ñoom ñu waxtaan c'est-à-dire que ba ñu trouver consensus ba ñoom ñu xam ne man def ma dara teewul ñoom seeni auditeur ak seeni auditrice ñoom dañ may xoolee bët boobu noonu li gën a yokk tax ma ñëw fii loolu la maanaam ñoom bu fekkoon dañoo teg audio bi jéggalu maanaam xamal gars yi ni Luis il n'a rien fait deful dara paa bi moo ñu bëggoon jaxase wala ki nekkoon ci ginnaaw paa bi di ko influence moo ñu bëggoon jaxase comme du ma egsi fii. mais aussi tam est-ce que boo déplacé wul yow nga jël initiative bu déplacé wu parce que comme coow li si yow la jóge yow boo jëlul initiative bu déplacé wu kañ ngeen di trouver consensus. waaw xam nga ba coow li amee nekkul man maa déplacé wu c'est-à-dire que ba coow li amee c'est-à-dire que sànq wax naa la ko nee naa la maanaam su mbiri amee rek da ngay toog nga analyser. mais booba tey yaa ngi toog cas bi kenn réglé ko sa der yàqu na ba pare pour ñu setal sa der tam est-ce que doo déplacé wu yow dem seeti leen soit à l'antenne nga wax en direct ñu teg audio bi wala ngeen gisante ngeen réglé seen problème. xam nga envoyé naa leen audio bi c'est-à-dire audio bi ma def ak paa bi mais man bon gëw ma ne ñoom nañ ko teg peut-être bu ñu ko tegee aussi man dina ma surprendre quoi ñoom bu ñu ko tegee dina ma bett trop parce que envoyé naa ko Pi envoyé naa ko Lay Pokora seen benn élément bu nekk Tëngéej Rio parce que fan yëpp moom lay dégganteel comprendre nga. maa ngi dégg ak aussi Babsi Paya maanaam ñooñu laa ko envoyé parce que ñooñu ñoo gën a jege Pinji comprendre nga. bon xaw ma ndax envoyé nañu ko ji mooy wala envoyé nañu ko parce que man Pi envoyé naa ko audio bi wax naa ko li ma koy wax ci sama vocal nee naa ko nag comme da nga amoon audace teg ko teg bële amaatal audace nga teg bii mais ba léegi bon liiragul sama audio ba léegi viewgu ma quoi. mais yow boo nanguwul def premier pas ñoom nanguwul ñu def pas bi aussi kañ ngeen di régler seen problème. waaw xam nga man dama ne woon man sama émission damay def donc émission boo xam ne damay toog c'est-à-dire que leeral ñi may déglu ñi nga xam ne sax dañ may bëggee te xamuñu ma ñi nga xam ne dañuy ñëw sama soirée ñi nga xam ne maanaam lu kese moo leen intéressé moo leen ñor damay def émission boo xam ne damay leeral teg ñaari audio yëpp. lu tax defoo ko. xam nga màggal bi jeexagul màggal bi xam nga dimanche woon damay bàyyi bu ñëpp ñibbi si màggal ma soo ko def li may def xam nga ñoom ba ñuy def audio bi dañ ko def veille màggal quoi parce que dañ ko def ay mercredi boobu gars yi ñu ngi dem màggal quoi kenn talu leen mais man su may def damay bàyyi ba ñëpp ñibbi si màggal ma def émission boo xam ne typiquement pour loolu pour leeral sama der kenn mënu ko saltel parce que du ma nit ku bon doomu làkkat laa du ma nit ku bon du ma wax ci nit lu ñaaw c'est-à-dire que nit may wax ci man lu ñaaw ma jéggal ko te yàlla tax mais man du ma wax ci doomu aadama lu ñaaw ñi ma xam nañ bu baax li may wax parce que ay DJ yàgg nañ di ma classe di wax ci man lu ñaaw ma bàyyi mu sedd fay coow bi lii mënoon naa ko fay mënoon naa noppi du ma seq débat mais dama xam ni c'est-à-dire que ñoom nekkuñu bon ñoom nekkuñu ay DJ ndaw quoi. yéen donc problème yi dafa yàgg am diggante seen biir yéen DJ yi. waaw bon problème bii nag mu ngi soor a am quoi pour man maanaam comme affaire ay maropotage yi nii ci entre bon entre DJ mu ngi soor a am quoi bon d'après sama xalaat bu gàtt quoi parce que maa ngi koy soor a dund ak ñoom quoi donc dund naa ay clash comme tey benn DJ xool ma bu mu neex rek clash wax lu ko neex mais du ma tontu. mais comme lii mu ngi soor a am. mais maraboutage jural na la problème yii nii yëpp est-ce que tey bu doon tëggaat événement di ko defaat. waaw xanaa dégg lu mu la expliqué c'est-à-dire que événementiel la quoi xam nga tey boo tëggee événement bon day am ñoo xam ne dañuy ñëw pour yàq événement bi xam nga doomu aadama mënoo neex ñëpp man tey si rajo laa nekk te mënu ma neex ñëpp. donc yéen bu ngeen tëggee dafa am ñoo xam ne dañuy jug uniquement pour yàqal leen moo tax ngeen di dem ci ay sëriñ pour ñu aaral leen seen date. waaw loolu dafay am parce que bon dañ nekk ci benn milieu boo xam ne ku nekk da ngay bëgg a nekk au devant da ngay bëgg a nekk ci kaw. léegi ku ci nekk aussi bon yow yaay xool yoon boo xam ne boo fa jaaree mën nga nekk ci kaw wàccee sa morom mais man fi ma egsi man gis nga fi ma egsi fii nii du sëriñ moo tax ma egsi fii encore une fois maanaam message bu may lancé animateur yëpp c'est-à-dire que du maara du sëriñ moo tax ma egsi niveau bi ma egsi fii. mais gëm nga leen parce que yaa ngi def dem wëri ji sëriñ ba mu jural la coow li yëpp waaw c'est que en fait c'est que soo déggee ma ne la du maara moo tax ma egsi niveau bi. Mara yee tax sa événement di fees.
waaw xam nga boo defee sa communication nee naa la Wally Seck wala Pape Diouf sax wala Youssou Ndour dañuy def seen communication def ay panneaux publicitaires ci dëkk bi yëpp mais teew dañuy dem ci sëriñ. ne ko xoolal ma événement bi. mais lu la ci leer. mais loolu dafa am. mais lu la ci leer aussi. loolu moo am lu leer non lu leer laa lay expliqué loolu moo am billaay loolu moo am en fait ñi ma gën a mag ñi ma gën a ponkal sax ñi ma gën a ponkal bu ñu tëggee événement dañuy dem sëriñ ne ko xoolal ma sama événement ndax date bi baax na wala baaxul. maa ngi jégalu nag waaw franchement maa ngi jégalu donc voilà affaire bi métti na man samay auditeurs métti na samay auditrices métti na ñi nga xam ne c'est-à-dire que lus la ñuy béggee da leen métti ba ci kanamu yàlla moo tax man aussi man su ma toogoon def ma benn effort dañ naan dëgg la lus moom mooy fautif bi lus moom moo def lii moo tax ma déplacé wu ñëw fii pour waxtaan ak yéen mais jublu ma si lu ñaaw jublu ma si ci dara jublu ma si aussi bon pour yàq maanaam ba deru ji mooy quoi parce que man tuuti naa ci loolu encore une fois waaw mais c'est juste que bu ñu nekkee ci milieu di def di bon ñu bokk bëgg-bëgg c'est-à-dire que na rafet quoi concurrent mun na am mais na loyal parce que concurrent fu mu amul dara du dox. Merci de vous abonner à Pikini Production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.